kon mubasharatan ñu jàll ci sunu beneen activité muy ay way yoo xamante ne dañ ko jagleel al mujahidul akbar Cheikh Mouhamadul Mourtada soxna May Busa ak maam Faati Ngom ak seen troupe su ma ko mënee tuddee noonu incha allah ñoo fi fas yéene dégtal ay poèmes yoo xam ne yaakaar naa yéen seen wàllu bopp yéenay yëgal seen bopp neexaay bi ak solo gi mu am solo di leen fàttali ni gone yépp ay donga lañ yu jànge fii ci daara ji di nuyu waa kër sëñ Cheikh Mbacke Sey di leen ziyaara bu baax a baax incha allah bismillah اعتدال صدور أمام ضرب yéenay ñan نحن بنات الأزهر yéenay ñan نحن بنات الأزهر lan mooy seen bàkk yar yeewu yar nit am xam-xam taslim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته taslim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته taslim السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحل أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا الكرام أحل أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا الكرام أحل أهلا وسهلا ومرحبا بكم يا ضيوفنا الكرام ابدأ بسم الإله رولولين مجاكي نوغر أجيجي نوبك كي شيخ الأمين المرتدى منوغرم بسم الإله رولولين مجاكي نوغر أجيجي شيخ الأمين المرتدى منوغرم بسم الإله رولولين مجاكي نوغر أكيجين نوبك كي شيخ الأمين المرتدى منوغرم بسم الإله رولولين مجاكي نوغر أكيجين نوبك كي شيخ الأمين المرتدى منوغرم شيخ مرتدى ñoola gërëm ngir yaa ñu may lu gën dërëm te gën wurus ak i ngalam ak bépp cër buñ man di am Cheikh Murtada ñoo la gërëm ngir yaa ñu may lu gën dërëm te gën wurus ak i ngalam ak bépp cër buñ man di am ku jàng tey war naa gërëm
jëmmu ji fi jar gërëm ngir yaa fi def lu jar gërëm te mooy lu rëy lu ñépp xam ku jàng tey war na gërëm sa jëmmu ji fi jar gërëm ngir yaa fi def lu jar gërëm te mooy lu rëy lu ñépp xam ngir xam-xamay sa dëkkuwaay ba tax nga sampi jàngukaay dale ko fii ba weesu ngaay yaa dàq réer indi fa xam ngir xam-xamay sa dëkkuwaay ba tax nga sampi jàngukaay dale ko fii ba weesu ngaay yaa dàq réer indi fa xam-xam yëkkat na jooy ca kaw ngir yaa ko jël teg ko ca kaw moo tax nga jiitu daa di raw laq nga may yu jomma xam xam-xam yëkkat na jooy ca kaw ngir yaa ko jël teg ko ca kaw moo tax nga jiitu daa di raw laq nga may yu jomma xam yéen ñi di ndaw sàkku ji leen xam-xam mi gën sàkku leneen Cheikh Murtada fagul na leen ay jàngukaay yu feese xam yéen ñi di ndaw sàkku ji leen xam-xam mi gën sàkku leneen Cheikh Murtada fagul na leen ay jàngukaay yu feese xam yéen ñi di ndaw sàkku ji leen xam-xam mi gën sàkku leneen Cheikh Murtada fagul na leen ay jàngukaay yu feese xam yéen ñi di ndaw sàkku ji leen xam-xam mi gën sàkku leneen Cheikh Murtada fagul na leen ay jàngukaay yu feese xam xam-xam yëkkat na jooy ca kaw ngir yaa ko jël teg ko ca kaw moo tax nga jiitu daa di raw laq nga may yu jomma xam xam-xam yëkkat na jooy ca kaw ngir yaa ko jël teg ko ca kaw moo tax nga jiitu daa di raw laq nga may yu jomma xam Cheikh Murtada jant la woon jantu nga neel bu mag la woon ngir waajuram kenn la woon ci xarnu bi te moo di daam Cheikh Murtada jantu la woon jantu nga neel bu mag la woon ngir waajuram kenn la woon ci xarnu bi te moo di daam Cheikh Murtada jant la woon jantu nga neel bu mag la woon ngir waajuram kenn la woon ci xarnu bi te moo di daam Cheikh Murtada jantu la woon jantu nga neel bu mag la woon ngir waajuram kenn la woon ci xarnu bi te moo di daam rahmatullah alayka ya Cheikh Murtada al mahbub ya مجاهد الأكبر يا شفيع هذه الأمم رحمة الله عليك يا شيخ مرتضى المحبوب يا مجاهد الأكبر يا شفيع هذه الأمم رحمة الله عليك يا شيخ مرتضى المحبوب يا مجاهد الأكبر يا شفيع هذه الأمم رحمة الله عليك يا شيخ مرتضى
المحبوب يا مجاهد الأكبر يا شفيع هذه الأمم رحمة الله عليك يا شيخ مرتضى المحبوب يا مجاهد الأكبر يا شفيع هذه الأمم رحمة الله عليك يا شيخ مرتضى المحبوب يا مجاهد Dans le calme d'un matin doré, j'ai entendu un nom se lever, non pas crier, non pas chanter, mais murmurer comme une vérité. Ce nom, c'est celui d'un homme effacé, mais dont l'homme éclaire encore nos sentiers. Un fils de Cheikh Ahmadou Bamba, mais plus encore un serviteur au corps d'or. Il s'appelait Cheikh Mouhamadoul Mourtada et son silence parlait plus fort que mille voix. Quand il marchait, la terre s'adoucissait et quand il priait, le ciel s'ouvrait. On dit qu'il était discret, mais parce que sa lumière était discrète. Parce qu'il ne cherchait ni trône, ni foule, il cherchait Dieu au fond de chaque souffle. Il ne voulait pas éclairer, il voulait briller. Et ses œuvres vous parlent encore aujourd'hui dans chaque passe, chaque mosquée, chaque nuit. L'université de Touba, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une prière en pierre, un rêve d'éternité offert à la terre. Cheikh Mouhamadoul Mourtada enseignait sans élever le ton, il guérissait sans poser la main, il écoutait, il observait et ses silences naissaient des lendemains. Combien de fois l'a-t-on vu répond à l'orgueil par la silence, à la haine par la patience, à l'ignorance par la science. Il nous a appris que le vrai pouvoir, ce n'est pas dominer, mais faire croître l'espoir. Ce n'est pas parler fort, mais parler vrai. Ce n'est pas être vu, mais être lumière en secret. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dire merci. Merci pour l'héritage, pour la voix, pour cet amour qui ne fait pas de bruit, mais qui ne s'entraîne pas. Oh, Cheikh Mouhamadoul Mourtada, tu es parti, mais ton nom est inscrit dans les corps purs. Tu es parti, mais tu restes comme l'onde parfum d'un encens qui dure. Tu as marché dans les tranches du Cheikh Al-Khadim et nous marchons dans les tiennes. Parce que tu as aimé sans condition, parce que tu as donné sans fin. Que chaque élève que tu as formé soit une étoile dans le ciel de ta destinée. Que chaque livre, chaque verset enseigné soit une rosée sur ton éternité. Et nous, jeunes filles de ce siècle nouveau, nous permettons de suivre ton flambeau avec pudeur, avec foi, avec vérité comme toi dans l'humilité. Rahmatullah alayka ya Cheikh Murtada al-Mahbub ya Mujahid al-Akbar ya Shafi'a hadhihi al-umam. Cheikh Mouhamadoul Mourtada, homme de paix, ton nom ne s'effacera jamais. Tu es silence, tu es voix, tu es lumière qui ne s'éteindra pas. kon ñoo ngi jaajëfal bu baax a baax Mame Mor Fall di fas yéene woyal programme bi rek ci discours bi nga xam ne nii mooy discours français bi ak discours lughal arabiya bi nga xam ne sunu ñaari dong ñoo koy def Jili Wade mooy def français ak Ablaye Ndiaye kon sëñ Jili na randu si te mu jàllale kàddu yi ci lu gaaw ndigal loolu laa ci jot. mbokk yi ñu defaraat toogaay yi
defaraat toogin wi ndax daa mel ni sëñ Mamor mi ngi agsi ci jotaay bi ñu dalal ko teeru ko tatagal ko incha allahu taala ñu mën a wéyal programme bi kon niñ ko waxee rek gannaaw kàddu yi cant ak ngërëm ci teewaay yi ngeen xam ne bis bi bis bu ama am solo la ndax day dundal xam-xam day yaatal xam-xam day dëgëral xam-xam waaye day tax ñu gën a fonk xam-xam ndax mboolem kalimaat yi mboolem activités yi fi xale yi def dara warulu ko lu mooy turaas yi nga xam ne mag ñi bàyyil nañu ko fi ñu di ko sàmm te sàmm gi gën a gaaw ci càmm yi mooy fexe ba def ko ci bopp xale yi def ko ci dënnu xale yi ndax ñooñu ñooy doon magi ëllëg kon yow ma saxaafa yi mel nii jar na di baril ndax ndono li ci wàllu mbatiit waaye ci wàllu diine ñu mën koo sàmm mën koo wéyal ni ko mag ñi wéyale woon ba mu agsi ci ñun kon noo ngi sant bu baax a baax a baax sëriñ Fall Bousso Assane mbooloom xukuma madrasa bi nga xam ne nii ñoom ñoo am initiative bu am solo bi sonn ci lool ñoo leen di sant di leen gërëm xam naa ñu dellu waxaat leen tuuti ci programme bi rek feggoo ci ak ni ma koy waxoon sànq oustaz Mamor Fall waaye ñu ngi ci feggoo it oustaz Abdou Guèye incha allahu taala bu ñu àggee ci joxe jawaïs yi dinañ ko jébbal kàddu gi mu jéem a présenté képp koo xam ne war naa jot neexal waaye feggoo nañ ci ak oustaz Mbaye Guèye moom itamit bu ñu waree lim délégation yi dinañ ko woo mu ñëw lim sunu mbokk yu tedd yi sunu mbokk yi nga xam ne foo leen gis ñu ngi yittewoo xam-xam ak lu koy dëgëral ak lu koy sàmm di leen jaajëfal bu baax di leen ñaanal sunu borom gën leen a kàttanal gën leen a dëgëral su ma ci limee sëriñ Mbàkke Abdourahman lim ci sëriñ Fallu Bousso Cerno sëriñ Ahmad Samb sëriñ Bachiru Bousso ñoom rekk doy na xam-xam ñoom rekk doy na image boo xam ne mooy image su Azhar kon ñii rek bu ñu fi teewee am soññ bu rëy rëy la rëy ci ñun ñi nga xam ne ñoo ngi yënga ci xam-xam xam ne ñoom seen dund yépp dañ koo jeexal ci xam-xam wëlbati ko di ànd ak ñun waar wi kon ñu ñaan yàlla dëgëral leen xam ne waar wi du musa boy ndax am na gone yu farlu yu ne ci seen gannaaw fas yéene ànd ak ñoom fu ñu teg seen tànk ba teg ko ñu teg ko fa kon ba tey ñu taaxirlu sëriñ bi agsi ñu may ko am yoon bañ a xat-xatloo ci bunt bi ba mu mën a toog ñu mën a wéyal programme bi kon ñu fàttali ni bis bi dañ ko dara jaale sëriñ Mamor Mbàkke Murtada ci taxawu gi nga xam ne taxawu na ko liggéey bi fi al mujahidul akbar bàyyi ko 2004 ba léegi liggéey bi mastalaal suuf sànq waxtoom yépp ci Azhar ku ne xam ne ne liggéey bi yokku na fulu na ay yoonu yoon kon occasion la ngir ñu sargal ko xëy na sax bu dosan ci moom du ko nangu waaye ñun ñii suñu wàllu bopp ñoo xam ne jot na nag ñu fésal am liggéeyam wane li nga xamante ni si royteef la war a doon ci ñëpp waaye ki nga xam ne mooy Cheikh Ahmadou Mbacké Seye mi nga xam ne fu sëñ Mamor gessoo gis ko ci wetam di ko jàppale ci liggéey bi bu dégg bëccëg alalam fekkewu ko dooleem fekkewu ko coonoom fekkewu ko lépp rek ngir yittewoo xam-xam ak lu koy dundal sëriñ Mbacké Seye moomee itam bokk na ci ñu war a sargal ci bis bi kon sëñ bi ñu ngi lay dalal bu baax a baax a baax di la wax ahlan wa sahlan wa marhaban kon ñu def tekk defaraat toogaay bi xam ne sëñ bi dugg si na ci jataay bi
mi ngi saafoonteeg kilifa yi incha allahu taala bu toogee ba dal ñu mën a wéyal programme bi kon sëñ Jili Wàdd ba tey mën naa jege si sëriñ Ablaye Ndiaye moom itam mu waaj ndax moo war a jàllale discours arabe bi bu loolu jàllee soxna May Busa ak soxna Maam Faati Ngom ñoom itamit ànd ak mbooloo mi nga xam ne ñooy ne ci seen gannaaw dinañ fi jàllale ay way kon ñoom itamit nañ bañ a raaxaloo ci nit ñi ndax ngir ñu seen egsi bañ a jafe nañ jéem a jege fii bu ko defee waxtu bu ñu leen woowee ñu mën a àddu kon sëñ Mamor ñoo ngi lay dalal di la wax ahlan wa sahlan kon ñu jox Jili Wàdd mi nga xam ne élève la ci Mawad Cheikh Mbacke Bousso mu jàllale fi ay kàddu yu français di ay kàddu yu dalal gan ñi incha allah bismillah. Son Éminence Serigne Mamor Mbacké, président de l'Université Cheikh Ahmadou Bamba et de l'Institut islamique Al-Azhar. Son Excellence Serigne Mbacké Sey, président du groupe Diplôme. Monsieur Serigne Fallou Boussa Hassan, directeur du centre. Chers invités, chers membres de la délégation de l'école Al-Azhar Serigne Bara Gaye, honorables enseignants, distingués invités, chers camarades d'élèves. C'est un honneur pour moi, au nom du gouvernement scolaire, de vous adresser mes plus chaleureuses salutations en cette journée culturelle, qui incarne l'esprit d'intellection et de générosité et souligne le rôle central de la culture et de l'éducation dans la construction de sociétés conscientes et prospères. Cette journée ne serait pas complète sans rendre hommage aux figures Serigne Mamor Mbacké et Cheikh Mbacké Sey. Symbole de dévouement, continue de fidélité au message du savoir. Son Éminence Serigne Mamor Mbacké, votre présence parmi nous est un immense honneur et un symbole de votre engagement envers la science et ses étudiants. Suivant ainsi la voie du Cheikhoul Khadim dans la diffusion de la lumière du savoir. Nous ne saurions oublier de saluer le rôle éminent de Cheikh Mbacké Sey, dont les efforts constants dans le soutien au parcours scientifique et culturel sont inoubliables. Sa générosité renouvelle et reflète l'esprit de science et de dévouement à l'éducation dans sa forme la plus noble. Nous lui exprimons notre sincère gratitude à nos profonds remerciements. Monsieur le directeur, nous ne pouvons pas que louer vos efforts considérés dans le soutien et du parcours éducatif, ainsi que votre engagement constant pour développer le centre et élever son niveau dans de divers domaines. Cette journée n'est pas seulement une célébration, mais aussi une opportunité pour les élèves d'exprimer leurs capacités et leurs talents, et de se sentir pleinement intégrés dans cette institution prestigieuse, avec ses valeurs et ses objectifs. Nous demandons à Allah de perpétuer ses bienfaits sur nous, de bénir tous ceux qui ont contribué au succès de cet événement, et de nous accorder tout succès dans ce qui est juste et ce qui est bénéfique. Je vous remercie. ki nga xam ne moo war a jàllale discours am ci arab Ablaye Ndiaye ñu fexe gaaw a tënk rek ndax waxtu waa ngi dem. Ablaye Ndiaye na baral tànk yi tuuti su ko defee soxna May Bousso ak maam Faati Ngom it ñu waaj woy wi nga xam ne nii dañ ko jagleel al mujahidul akbar Cheikh Mourtada Mbacké radiyallahu anhu.
bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi alladi allama bilqalam allama al insana ma lam ya'lam wassalatu wassalaamu ala sayidina muhammad sayidi alarabi walhajam wa ala alihi wa sahbihi ajmain samahata seyxi Mamour Mbacké raisi jaamihati seyxi Ahmada Bamba wa muassasati al azhari al islamiyya fadilata seyxi Mbacké Sey raisi majmuati diplôme as-sayyidul muhtaram Serigne Fallou Bousso Hassan mudirul markaz duyoofanal kiram al wafdal xaadima min siwala min madrasati ashar Serigne Bara Gueye asatisatanal kiram duyoofanal ajilla suma laay talamis wa tilmisat assalamu aleykum wa rahmatullah yusarrifuni fi hadha al maqam bismi al hukumati al madrasiyya an urahhiba bikum ajmala tarhibin fi yamin as-sakhafi hadha alladhi yujassidu ruha at-tafa'uli wal khata wa yu'akkidu anna lis-sakhawati wat ta'limi dawran mihwariyan fi bina'i al-mujtama'ati al-wahiya wal muzdahira inna hadha al-yawma la yaktamilu baha'uhu illa bi taxlidi isma'i Cheikh Mamour Mbacké wa Cheikh Mbacké Sey karam zeyni lil hata'il mustamiri wal wala'iri risalatil hilm samahata Cheikh Mamour Mbacké inna hudurakum baynana sarakun kabir wa ramzun min rumusil bi hinaya bil hilmi wa tullabi wa kayfa la wa antum tashiruna ala nahji Cheikh al Khadim fi isaa'ati an-nuri wal ma'rifa wala nansa an nushida bid-dawri al-barizi alladhi yaqumu bihi Cheikh Mbacké Sey fa juhuduhu al-mutawasila fi tadhim al-masirati al-hilmiyya was-sakhafiyya lan tunsa wa inna hadha al-karam al-mutajaddida yahkisu ruha al-hata'i wa khidmati at-ta'limi fi majalihi al-anbal falahu minna khalisu ad-du'a wa jazilu az-zukri wal-imtinan sahadatal mudir la yasahuna illa an nusniya ala juhudikum al-jabbara fi dahmi al-masirati at-tarbawiyya wa hirsikum ad-daimi ala tatwir al-markaz wal irtiqa'i bi mustawahu fi mukhtalif al-majalat inna hadha al-yawma laysa faqat lil ihtifal bal huwa misahatun fi mukhtalif al-majalat إن هذا اليوم ليس فقط للاحتفال بل هو مساحة للتلاميذ ليعبروا عن قدراتهم ومواهبهم وليشعروا بأنهم جزء حي من هذه المؤسسة العريقة بكل قيمها وأهدافها نسأل الله أن يديم علينا نعمته وأن يبارك في كل من ساهم في إنجاح هذه الحدث وأن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والنفع والسلام عليكم ورحمة الله